salaamaaleykum mbokki Sénégal ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte dajawaat ak yéen fii ci ëtt bi di kappaango gii di les activistes sénégalais fas yéene am ak yéen waxtaanu bu ñu tënk jëm ci lii nga xam ne moo làmboo xew-xew bii ñu xam ñun ñëpp te mooy toroxal gi nga xam ne ci jiite réew mi tey Macky Sall yëkkateeti na ko teg ko ci ndoddu as gor su set wicc su ñëpp ne eskay ci liggéey yu mucc ayib yu muy liggéey te mooy capitaine Touré nekk ndaw fanweeri at ak ñaar def juróom-ñetti at ci biir gendarmerie bi bokk ci ñi ci gën a ndaw ñu jox ko ay responsabilité ay cër yu rëy a rëy ndax xarañteefam maanduteem ragal yàllaam ak jubam ak bëgg réew mi ba tax ñu jox ko ay dossiers yu am solo ci biir section de recherche toll na ci junni ak juróomi téeméer ci ay enquêtes yoo xam ne yii moo ko def yii bu ko deful it ñi ko def ba noppi bañ ko defee dañ ko koo jébbal mu indiwaat ci xalaatam joyanti jubbanti kon borom xam-xam la xam lu bari ci réew mi nag lu baree bari enquêtes yi mu def yëpp bu Adji Sarr bi moo ci gën a tuuti ndax laluwul ci lenn lu ay waxi kese def na ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu drogue def ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu assassinat def ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu ay nit yu ñu rey ci ay drogue ak yàmbaak yu bari ak ay trafic ak ay faux billets li mu def ci ay enquêtes ci réew mi li mu xam ci réew mi su ko waxoon tey ji réew mi day tàkk te fanweeri at ak ñaar la li mu mas a liggéey ci ay enquêtes yëpp dossier bi ci gën a ndaw gën cee ñàkk solo ndax teguwul ci lenn mooy dossier Adji Sarr bi te ci foofu lañ ko daanelee dàq ko toroxal ko lu tax ndax dossier bi ndaw na ci ay wax ndaw na ci ay maana ndaw na ci ay jiiñ ay tuumalaata yoo xam ne teguwul ci lenn mooy dossier bi gën a oyof ki dossier yi muy enquête waaye rëy na ci ki ñuy teg tuuma gi ci kawam muy Ousmane Sonko mi nga xam ne tey moo tee nelaw Macky Sall tee nelaw ñi ànd ak Macky Sall kon dossier bi foofu la rëyee Ousmane Sonko mi ñu ci tuumaal moo ko rëyal waaye tuuma yiñ teg ci kawam ñi ko teg bi ñu leen enquêté moom ba noppi dafa gis ne lii du lu dëgër du tuumay lenn waaye ñi nekk ci kaw nekk ci ginnaaw nekk ci dossier bi ñoom te bëgg a faagaagal Ousmane Sonko gannaaw bañ ko defee Karim Wade def ko Khalifa Sall jéem ko ci Barthélémy Dias jàllul ñu ne lañ faagaagal Ousmane Sonko jaarale ko ci ay tuuma yu teguwul fenn mu agsi nag yàlla mi dul nit du nelaw dossier bi tegu ci ay loxo ay gendarme yu jub ñu def seen liggéey ni mu gën a jubee ñoom ñi nekk ca kaw tey xëcc ak nasa ko nocci ngir bëgg a faagaagal Ousmane Sonko ñàkk a ànd ak ñoom ci enquête bu mucc ayib bi ngi def te enquête boobu doon jëm ci raxas deru Ousmane Sonko ba mu set ci tuuma yu tegul fenn waaye ñoom gisewuñ ko noonu Ousmane Sonko il faut que mu daanu ndax ñoom dëgg nañ lu ñu màtt mu dagg loolu mooy indi coow li am ci diggante gendarmerie ak ñi nekk ci kaw gendarmerie am na ñenn ñoo xam ne capitaine Touré cité tudd na seen tur ci daje bi nga xam ne dajeel na ko ak Ahmed Aïdara di journaliste ca wala boo chroniqueur xaw ma sax ndax journaliste la en tout cas chroniqueur la ci groupe bu Bougane Gueye Dany toog na fa ak capitaine Touré ñu def interview bu yaatu am na ay tur yu mu fa tudd ba wax ne moom sàkku woon na ci gendarmerie ñu def enquête ci biir gendarmerie bi ci mbir mi enquête bu yaatu boo xam ne du bàyyi dara ci li nga xam ne moo laal ci mbirum Adji Sarr mi ndax moom xam na ki lu bari dégg ngeen ko mu ne PV yi du lépp la joxe am na loo xam ne da koo tëy ndax it militaire la gendarme la xam na am na stratégie nit booy dem guerre doo joxe sa lépp da nga am loolu da nga koy génne lii nga téye ko li mu téye moo ëpp doole li mu waxagul waaye am na loo xam ne bi mu demee seeti Ahmed Aïdara wax na ko Ahmed Aïdara mooy li ngeen xamagul yéen mu leer te mooy nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci nguur gi nekk ci ginnaaw dossier Adji Sarr bi monté ko bëggoon koo woo moom mu fekk si leen seen yu tappale ñu dig ko ci xaalis gannaaw bañ ko jéemee soppiloo ay enquête am mu lànk ñu dig ko ci alal mu lànk ñu bëgg koo faagaagal di ko topp ngir rey ko mu démissionné bàyyiwuñ ko ba léegi
ñoom ñooñee nekk ci ginnaaw te nekk ci nguur gi te bëgg a faagaagal Ousmane Sonko bi mu dajee ak Ahmed Aïdara ci interview boobu mu ñu defoon il y a de cela 3 mois wax na tur yëpp Ahmed Aïdara xam na ñu nekk ci nguur gi te nekk ci ginnaaw dossier bi li ma jaaxal nag mooy lan moo tax Ahmed Aïdara tànn la ko ca neex mu génn ko li nga xam ne moo làmboo ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci nguur gi tey jii di ay politiciens nekk ci ginnaaw bëgg a faagaagal Ousmane Sonko te capitaine Touré xam seen tur wax ko Ahmed Aïdara lu tax Ahmed Aïdara génnewul tur yooyu téye ko ba sànq ci suba génnewu leen sama question mooy Ahmed Aïdara il joue à quoi? Ahmed Aïdara bi ngeen dégg muy tës ak wax yuuxu ci dossier bi daf ci am taxawaay bu suspect il faut que Sénégalais yëpp ngeen xam ko ngeen partagé ko mu yaatu parce que dañuy xeex di jihaad ci dëgg rek képp ku ànd ak ñun ci xeex bi ñu dem ba ci biir gis na yow xeex bi dafa am loo ci ut ak loo ci bëgg ak buñ la waxee lii nga xool loo cay jaay ak looy am xaalis dañ lay wili pande dafa war a leer xeex bi ñuy xeex amuñu ci maslaa wuñ ceeg Sonko maslaa wuñ ceeg Macky Sall maslaa wuñ ceeg Ahmed Aïdara maslaa wuñ ceeg Pape Alé Niang maslaa wuñ ceeg kenn duñ ci maslaa dëgg rek ba am ndam ku ci nekk nag yaakaar na yow ci biir xeex bi da nga ciy dugg di xeexal sa bopp di am loo ciy mos ak looy chantage ki looy jaay ci ay information ngir mën a am loo mos ak say kat-kat ki say jeeg ak sa kër gu nag dañuy dal ci sa kaw li ñuy xeex duñ ci may kenn lenn lu toll tarfal ayte moo tax ma ne dinaa def live tey spécial sur Ahmed Aïdara interview bi nga defal capitaine Touré wax la responsabilité ñi nekk politiquement ci état bi di ay kàngam nga xam seen tur ci biir interview bi nga dagg ko génne ko teg ko fële la nga génne ne doo ko wax ci ay tur yooyu fan nga leen yóbbu ñan nga ko seqal ci biir état bi lu tax ba yow Ahmed Aïdara la capitaine Touré wax yëpp génnewuloo ko loolu mooy laaj bi sénégalais yi war a laaj Ahmed Aïdara li mu wax ak capitaine Touré yëpp te capitaine Touré xam na li mu ko wax lu tax mu xool la ko ca neex mu génne ko te li mu génn ci interview capitaine Touré bi yëpp mooy li nekk ci PV yi waxi Adji Sarr waxi Ndeye Khady Ndiaye waxi Sidi Ahmed waxi loolu rek la Ahmed Aïdara génne maanaam li nga xam ne xamoon nañu ko laata muy interview capitaine Touré loolu la Ahmed Aïdara génnewaat ci qualité boo xam ne sax qualité bi baaxul yéen vidéo yi gis ngeen ko son bi baaxul dagg-daggati génn fee caxatee mu mel ne interview Adji Sarr ba El Hadj Diouf defoon c'est pas professionnel nit ki soo koy interview mu ñëw ci ab chaîne de télévision war nga am ay outils yu ko mën a jël wax bi leer ko mu am cohérence du am dagg-daggee bu ñëwee wax la 1 heure de temps wala mu wax ak yow 30 minutes wala mu wax ak yow 40 minutes wax bi dafa war a leer lépp génn amul loo ci dagg-daggat parce que joxali képp la amul yow sax amul sax ay commentaire waxuñu nga tës ci toog di ci tës soxlawuñu tës li ñu soxla mooy kaddu capitaine Touré de A à Z li mu wax yëpp tur yi ci nekk ñëpp nga génne ko Ahmed Aïdara mu leer mais Ahmed Aïdara la moo tax defoo loolu non Pape Alé ne va pas le démasquer Pape Alé xam na bu baax li may wax Pape Alé lii may wax moo ma ko gën a xam bu baax a baax xam na li Ahmed Aïdara def ci interview capitaine Touré Pape Alé Niang xam na ko mais du ci wax lii man maa leen ko wax man maa ciy wax mais benn journaliste du ci wax parce que ñoom ci seen biir journalistes yi duñu dalante kenn du ci wax sa morom lenn loolu da ngeen koy xam c'est une corporation boo xam ne kenn ku ci nekk xam nga li sa morom di def mais kenn du tudd sa morom ñun ñi nga xam ne ñun duñu ay journaliste te Sénégal la ñuy xeexal utuñu ci ay YouTube yi am alal utuñu ci xaalis bu ñuy jaay Macky Sall amul benn information bu ñuy am boo xam ne dañuy dem di ko jaay ci waa kër Macky Sall yi toppatoowuñu loolu ñun Sénégal moo ñu gënal loolu ñun ñoo koy wax mais ñoom duñu ko wax parce que kenn ku ci nekk am na foo xam ne boo fa àggee xëy na yow sa intérêt bopp ngay xool loolu mooy li métti ci xeex bi Pape Alé moo ma gën a xam lii may wax lii ma leen wax ni Pape Alé Niang xam na ko bu baax bés bu nekk mu live mais du ci wax moom man maa ciy wax man Ahmed Aïdara il faut faire très attention je lui pose la question dama koy laaj Ahmed Aïdara li nga wax ak capitaine Touré yëpp est-ce que génne nga lépp wala génnewuloo lépp muy ab laaj
ñaareel bi su fekkante ne génnewuloo lépp li nga ñàkk a génne te mu concerne ay tur yoo xam ne ñu ngi ci biir dossier bi te su enquête bi continué woon section de recherche ca capitaine Touré ak commandant Mbeng su enquête bi continué woon su ko Bassirou Gueye foqatiwul woon ci seen loxo enquête bi mi ngi doon jëm ci ay personnalité yoo xam ne dina leen topp benn par benn ba àgg ci Macky Sall yow Pape Ahmed Aïdara capitaine Touré jox la ay tur wax la ay tur lan moo tax tur yooyu génnewoo leen ci sa tës génnewoo leen ci interview bi nga def ak capitaine Touré lan moo tax defuloo loolu muy ab laaj bu ma la laaj yow Ahmed Aïdara man Akhenaton maa lay laaj boobu tur yi nag am na ñu ma ci am na ñu des maa ngi def sama enquête am na lu ma ci am ñu nekk ci biir dossier bi bëgg ngeen partager ko daggate ko dugal ko ci réseau yëpp parce que il ne faut plus qu'on avance masqué il faut que ñu xam qui est pour le peuple et qui est pour sa propre personne. On a des traîtres même parmi ceux qui se battent au nom de l'intérêt du peuple am na ñoo xam ne c'est des lâches. Ils le disent comme ça mais am na fu ñuy àgg ñu tegal leen maletu xaalis ñu jaay xeex bi dox seen dox gëmuñu Sénégal dafa war a leer. Je pose des questions à Ahmed Aïdara ndax li mu wax ak capitaine Touré yëpp teg na ko su fekkente ne tegul lépp li mu ñàkk a teg lan moo tax tegu ko ak kañ la koy teg il faut que yéen Sénégalais yi ngeen exiger ci Ahmed Aïdara su fekkente ne am na loo xam ne tegu ko ci li mu waxante capitaine Touré mu teg ko balaa capitaine Touré di génn di wax parce que léegi libre na capitaine Touré. nit nag wóolu la ñëw am lu muy wax nga nekk ci média yi mu ñëw wax ak yow ubbeeku te mënoon a dem fu ne capitaine Touré su ko neexoon wax directement ci page Facebook am su ko neexoon jaar ci keneen ak keneen mais yow Ahmed Aïdara la tànn ñëw di wax ak yow lam la wax yëpp jubluwaay benn la ci am mooy lim la wax nga jottalil ko askan wi xam parce que capitaine Touré dafay xeex ci dëgg ba mu jaral ko mu ñàkk postam ñàkk léppam comme ni ko Ousmane Sonko defee ba mu teeral ko mu ñàkk lu ne comme ni ma koy defee comme ni ko ñu bari defee ba mu jaral leen ñu ñàkk ñu ñëw di wax ak yow la muy wax nekk lu askan wi war a xam loo xam ne warut a ump kenn mu war a nekk loo xam ne dafa war a siiw ñu jox la ko wax la ko lépp wax ja mat amul lu mu ci bàyyi yow ba ñu noppee nga jël lam la wax nga xool la la ca arrangé nga dagg ko génne ko la la ca arrangé wul nga téye ko dem waxtaan caag ñi nga xam ne xëy na ñoo nekk ci nguur gi du ma ne loolu am na wala amul mais dama bëgg nga wax ñu li nga ñàkk a teg lan moo tax tegu ko ba ñu xëy tey dàq capitaine Touré parce que la capitaine Touré wax ak Ahmed Aïdara loolu àgg na ci état bi est-ce que Ahmed Aïdara moo ko fa yóbbu lu tax mu dem wax ko waa état bi lan la seq ak waa état bi ba di leen wax loo xam ne Ahmed Aïdara capitaine Touré moo ko wax est-ce que du loolu ki lañ sukkandiku wax jamu wax Ahmed Aïdara moo àgg ci nguur gi ba nguur gi sukkandiku ci Macky Sall sukkandiku ci loolu dàq capitaine Touré partagé leen dinaa joxe nooyi mais nooyi ci fin ba laa koy joxe ci fin live bi laay joxe tur yi partagé leen ko Ahmed Aïdara lay interpellé Pape Alé Niang li may wax xam nga ko di sàkku tamit nga wax ci donte xam naa ne dina jafe ci yow nga wax ci parce que xam naa doo ci wax mais dinaa ko sàkku ci yow la nga ca xam nga wax ko parce que am na loo ci xam naa ne xam nga nga ñëw am say secret danaa ko wax diw mu génneel ma ko ndax mu gën a yaatu ndax secret yooyu li tax nga taamu ci journaliste mooy bëgg mu gën a tas parce que dañ lay déglu nga wax ko la ca ëpp solo ca wax ja ñu téye ko la ca ñàkk solo nekk ci PV ñëpp xam nga génne ko mais na ku jëf-jëf gi te la taxoon ñu lay wax jëfoo ko tur ya ca nekk ponkal yi nga xam ne ñoo waroon a génne ci enquête bi pour dossier Adji Sarr bi leer une bonne fois pour toutes de façon officielle parce que ki ciy wax ku officiel la te mooy capitaine Touré mënoon na ko waxal boppam directement defu ko mu jaar ci yow Ahmed Aïdara nga am loo téye génnewuloo ko la nga téye génnewuloo ko muy ay tur da nga caa dem wax ak seen i borom tur yi da ngaa wax ak ñoom wala déet est-ce que gisante nga ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dossier bi nekk ci ginnaaw est-ce que Ahmed Aïdara toog nga ak ñoom lan nga seq ak ñoom ñooñu lan lañ la proposé ba tax su fekkente ne am na luñ la proposé laay wax su fekkee am na est-ce que loola jar na nga bañ a génne li nga xam ne ay tur la yoo xam ne bu génne woon tey jii procès bi jeex il faut faire très attention yéen ñi bëgg Sénégal di ay patriotes di xeex ñu ci bari dañuy toog di wax di def ay révélation di wax waaye am na foo xam ne révélation yooyu dañ koy def pour yëkkati seen aura am buzz plus ñuy am buzz plus ñuy am ay information plus seen page YouTube yi plus ñuy am capacité de nuisance et de négociation avec les traîtres de l'État am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy dox
plus ngeen leen di soutenir plus ñuy am capacité d'écoute et d'influence ci population bi au point que yenn information yi bu ñu ko amee suba mën nañ dem négocier ko à coût de beaucoup de millions et des 4x4 auprès de l'État il faut ngeen ràññee leen. Capitaine Touré dañ ko liquider parce que dàq nañ ko amul lenn luñ ko mën a dàqee PV yi lañ ne moo ko fuité amuñu ci ay preuve ne moo ko fuité décision bi ñu jël waxul ne dañ koy dàq parce que dafa fuité dafa fuité ay PV Macky Sall waxul loolu. Enquête bi ñu def en interne ci moom au niveau de la gendarmerie ba jébal ko Macky Sall enquête boobu waxul ne capitaine Touré dafa def benn faute d'accordul sax pour ñu dàq ko proposé wul pour ñu dàq ko enquête boobu. kon Macky Sall ki lan la sukkandiku pour dàq ko xëy na dafa am information interview bi mu def ak Ahmed Aïdara tur yëm fa génne xëy na tur yooyu moo àgg ci palais bi ba Macky Sall sukkandiku ci dàq ko. On ne peut pas construire un pays dans la lâcheté, dans la traîtrise, dans le marchandage, dans l'égoïsme personnel, dans l'appât du gain. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. man amul mbindeefu yàlla mu may ragal ak mu kenn ak noo mënti toll Ahmed Aïdara ak ñëpp laa ci yabale man amul koo xam ne du ma la tim wax la dëgg li ñuy xeex dañuy ànd di ko xeex ngir bëgg réew mi bu ma waree dee nga dee ñu àndandoo deeyandoo mais du ñu ànd di xeex pour njëriñu Sénégal nga yor sa làmmiñ rëy di wax ndekete yow am na foo xam ne boo fa àggee da ngay topp sa intérêt bopp bàyyi Sénégal fële bàyyi askan wi sacrifier ñëpp parce que tu as des leviers tu as la voix autorisée tu as un média xam nga les médias là il faut faire très attention avec parce que c'est un outil de chantage moom la Madiambal di def di tuubaal si Téliko parce que am na plumam am le quotidien di bind Ahmed Aïdara mi ngi Sen TV ak Bougane dinaa ci ñëwaat encore Bougane son cas maa ngi ci enquête Bougane dinaa ñëw ci qui est Bougane aussi qu'est-ce qu'il fait tout ça quelles sont ses connivences avec Macky Sall dinaa ci ñëw c'est pas le moment il faut faire très attention combat bi yombut parce que dafa bari ay traîtres dafa bari ay traîtres tey dàq nañ capitaine Touré le général Jean-Baptiste Tine n'est pas d'accord enquête bi gendarmerie diligentée la justice militaire jébal ko Macky Sall ànd ñu ci loolu il n'a pas fauté deful lenn deful dara lenn la def mooy ànd la ñun ci fen yi ñu daaneel Sonko mu lànk ñu jox ko xaalis mu lànk capitaine Touré dañ ko doon jéem a corrompre woo ko di ko jox alal mu lànk comme ni ñu doon jéem a corrompre Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi c'est ça la vérité c'est ça la vérité mais amuñu chance parce que lu ñu nas bu ñu doxee tuuti ñun ñu nocci ko parce que on a des patriotes partout c'est ça la vérité on a des patriotes partout dégg ngeen ci làmmiñu capitaine Touré mu ne bu ñu defee enquête normalement au niveau de la justice wala ñu def enquête normalement au sein de la gendarmerie et c'est le cas on a fait une enquête en bonne et due forme dans la gendarmerie par rapport à l'affaire Adji Sarr parce que n'oubliez pas que la justice militaire n'est pas la justice civile et toutes les enquêtes yoo xam ne dañ ko diligenter à partir de la section de la recherche muy une unité de la gendarmerie qui gère l'enquête enquête bu fa dugg na leen wóor na lu ñu fa mënti wax enquête boobu day am copie boo xam ne dafay dem au niveau de la hiérarchie au niveau du haut commandement de la gendarmerie dañuy am copie ci lépp dañu am seen justice spéciale la gendarmerie le haut commandant bi gère gendarmerie bi c'est le directeur de la justice militaire enquête bu ñu def section de recherche day am copie boo xam ne day yéeg au niveau du commandement dañuy le haut commandant est informé mooy Jean-Baptiste Tine bi ñu dàq barki démb xam na li xew ci dossier bi yëpp il a toutes les informations donc justice civile bi mooy justice bi Malick Sall yore Macky Sall
ak ay procureur seen njublang yooyu ñuy def mënuñu ko rawale ci biir section de recherche ñoom dañoo juum bu ñu bëggoon seen njublang gi dox dañ enquête bi duñ ko confier section de recherche dañ koy confier police centrale lañ koy confier wala ñu confier ko section urbaine wala ñu yóbbu ko DIC la division des investigations criminelles bu ñu bëggoon seen njublang gi jub foofu lañ koy yóbbu mais dañoo daanu dès le départ parce que yàlla moo àndul ak ñoom enquête Adji Sarr bi suñ ko yóbbuwoon DIC wala ñu yóbbu ko centrale wala ñu yóbbu ko section urbaine kon tey kenn waxatu ko ñoom plié wu nañ bu yàgg def ay PV kërëb jàppal bàyyi gis nga Pape Ndiaye journaliste bi ñu ko yóbboo centrale xaw ma section de recherche rapidement ñu taxañ ko parce que ña fa nekk ils sont corrompus comme le procureur tout ça taf ñu def ay PV changé ko dugal la ci kaso bi mais yàlla du nit ba moo leen pousse ñu yóbbu dossier bi section de recherche au niveau de la gendarmerie nga xam ne ña fa nekk ay ce sont des gens émérites c'est l'élite c'est la crème yàlla du nit ñu jël dossier bi teg ko ci loxo ku jub ne Abdou Mbeng le commandant de la section de recherche Abdou Mbeng yàlla wommat ko moom itamit mu tànn ci le meilleur parmi ses équipes muy capitaine Touré mu dénk ko dossier bi foofa la yàlla dugalee loxoom ci dossier bi newoon naa leen nañu moytu Ousmane Sonko parce que ku yàlla jàppale la ku yàlla dugal ay loxoom ci mbiri Ousmane Sonko la képp ku laal Ousmane Sonko da nga ko gis waxoon naa leen ko ci samay leer dem leen ngeen déglu ma li may wax nag du mbiri zahir mbiru baatin la ku yàlla teg loxo la ku yàlla di wommat la ku am fu yàlla jëmale ku yàlla am fu mu jëme la dafa yàlla fa am fu mu jëmale Ousmane Sonko képp ku nar a torox ku nar a yàq sa àdduna na nga jël sa baaraam bi dugal ko ci teg ko ci loxo yaramu Ousmane Sonko da nga xam ne lépp dëgg la man du may waxantu samay wax du neex parce que du ma waxantu ku nar a yàq sa àdduna rek jógal na damay complot wala dama bëgg a faagaaga wala ngay xas wala nga jël lu ñaaw di ko teg ci dara Ousmane Sonko bi billahi wallahi taalaahi ku ko ci def ba ren de déwén te gisoo ko ma xam ne yow mbër nga amul ci kenn ku koy ji luñ bon te doo ko gis attention mënuñu fee nekk dans un monde où le mensonge doit primer sur la vérité Dieu c'est la vérité bu fekkente ne saay-saay yi dañ fi nekk lu ñu bëgg di ko am di ko kon yàlla newu fi kon pourquoi ñu koy gëm gi ñu gëm yàlla daf ñoo jox yaqin googu ni ñu xamee ne yàlla dafa am ni ñu xamee ne yàlla lu baax la ñu digal ñu di ko def ni ñu ko gëmee loolu lañ gëmee ne Ousmane Sonko yàlla daf koy aar te képp ku ko laal ñi ko laal a gun ñëpp laa la wax xool leen de ñiy génn di ko laayefal ñoom ñëpp fay nañ képp ku jóg di laayefal Ousmane Sonko bokkatoo ci askan wi fay nga bu yàgg te loolu mooy li ci gën a tuuti fay gi ngay fay ba kenn dut la déglu mooy li ci gën a ndaw waaye la lay rey ak lay yàq sa dund ak lay yàq sa xol ak feebar ya nga ciy jëlee ak kaso ya nga ciy dugg ak xamuñu sax maa ngi koy wax Sénégal yëpp di ko wax famille yëpp parents yëpp képp koo wax gis nga neen yi ngeen gis ñoom ñii deel xool fu ñuy mujj ñoom ñëpp Macky Sall torox na ba noppi Macky dafa torox ba noppi am ñu mu bëgg a àndal ci biir torox tànge gi dugg ci biir sébb bi tàkk Macky ci biir safara la jëm am ñu mu ci bëgg a yóbbaale képp ku bañ a dugg safara na nga jël say mbokk nervi yeeg yëpp nañu génn ci mbiri Macky Sall ndax Macky Sall yàlla wan na ko safara jim na la jëm waaye bëggu caa dugg moom képp ndax Iblis ci boppam xam na ne safara la jëm te nee na yàlla man képp du ma dugg safara danaa fexe ba am mbooloo bu bari mu ànd ak man gunge ma ñu tàbbi safara ci loolu la Macky Sall yi dox ci loolu la Iblis di dox waxoon naa leen ko fii newoon naa leen képp ku laal deru Ousmane Sonko bi da nga ko gis moo xam nga laayfal ko moo xam nga tumal ko moo xam police moo xam kërëb ko lii may wax du samay wax képp ku ko laal ku ko weddi da essayel ku ko weddi essayel ku ko weddi essayel ku ko weddi essayel taal sa téléphone naan da ngay laayfal mag Ousmane Sonko di ko tuumal def ko xool ba xam fu muy mujj ñëw def ko kon dañoo nekk ci aw yoon woo xam ne yàlla moo ko tàllal lal ci perkaal nit ñu sell ñi yàlla baaxal ñi yàlla wan ñi yàlla déy ñi yàlla namm ci ñoom ñu am nu ñu taxawee ci kaw suuf ngir dëgg gi yàlla bëggoon ba tax mu bind suuf bind doomu aadama yónni ay yonent dëgg googu moo dem ba nar a réer yàlla am ñu mu wammat ubbi seeni bët aaral leen boppam may leen xikma may leen dégg nga maam lu baree bari loo xam ne mission boobu daañ ko doxal Ousmane Sonko ci la bokk mission boobu Ndeye Khady Ndiaye bu salon Sweet Beauté ci la bokk mission boobu kii nga xam ne mooy Seydina Ouma Touré capitaine ci la bokk mission boobu kii nga xam ne mooy le général bi démissionné muy Jean Baptiste Tine ci la bokk
mission boobu képp koo xam ne yaa ngi xeex ngir dëgg xooloo say privilège xooloo sa am-am xooloo sa àdduna xooloo déet waaye yaa ngi xeex ak lum la manti coûter sa bakkan bi nga ci teg pour dëgg taxaw mission boobu ci nga bokk muy yoon wi nga xam ne ñi ci tegu képp ku ci tegu ku leen laal ku ne da nga ko gis. man duma waxantu te am na loo xam ne mënuma ko wax waaye dama leen di junj dama leen junj de ndax yéen ñi bëgg Ousmane Sonko ànd ak moom amu ci kenn ku ko xam ku ko gis joxu leen dara diggu leen lenn Ousmane Sonko newul su ma jëlee réew mi dama leen di def ay milliardaires rek diggu ci kenn lenn la tax ngeen topp ko loolu yàlla ci boppam moo ko def ci ngelaw li def ko ci seen nopp yi ngeen di ko dégg kooku yàllaa leen ko dugal moo ko dugal ci seen yaram yi par force. du ku nar a texee di ak ku nar a torox ci àdduna rek moo koy bañ moom Ousmane Sonko ku nar a texee di ak ku nar a tabbi safara su ëllëg yaay bañ Ousmane Sonko ndax koo xam ne du wax lu yàlla waxut du jëf lu yàlla di tere li muy wax yëpp alquran ju leer naññ la li yàlla bëgg boo demee ci Bible moo fa nekk boo demee li yàlla bind ci les livres sacrés li ci yàlla digle ci la Ousmane Sonko di xëy ci la ne nga xëy di yàq deram mais foo jëm lu Macky Sall jéem sottiwul ay ministre jéem sottiwuñu kenn ku ci nekk jéem ci Ousmane Sonko seetuwuñu yéen ñi nekk ci réseaux sociaux yi yéenay jóg yi ay benn nit ñoo xam ne kenn xamu leen tëjuñu fenn liñ leen jotoon a xamee ku néew sax mooy liñ daan xëy di live ci Ousmane Sonko di ànd ak moom ak di wax ay programme yooyu nit ñi xam leen jublu leen ñu xëy benn bis rek wëlbatu ko bëgg a yàq Ousmane Sonko lu ne kenn dootu leen dégg da ngeen di fay daa iman da ngeen di fay daa iman da ngeen di fay kenn dootu leen déglu c'est fini te la ngeen ko jëndee jaru ko ndax la ngeen ko jëndee ay weccit la yu tekkiwul dara mu leen di posone di yàq seen àdduna yàq seen tabiya yàq seen deret yàq seen lépp ngeen dee tàbbi safara boole ci fa ngeen jëm ndax képp ku bañ ku yàlla gërëm képp ku bañ nitu yàlla boo dee tàbbi safara yàlla kenn du ko toroxal nitu yàlla kenn du ko bañ. Ousmane Sonko ci nitu yàlla yi gën a mag ci réew mi la bokk fi jamono yi may wax ni Ousmane Sonko ci nitu yàlla yi gën a rëy ci réew mi la bokk waaw li ma leen wax nag du ay waxantu Ousmane Sonko ci nitu yàlla ñi yàlla gën a gërëm ci Sénégal tey ki la bokk moom Ousmane Sonko ku ko xam ku ko xamul parce que yéen côté politique bi rek ngeen di xool Sonko président su sa loolu mooy li gën a ndaw ci li mu war a def nekk président mooy li gën a ndaw ci li mu war a def ci réew mi nekk président mooy li ci gën a ndaw. kon bu capitaine Touré taxawee ne nañ def enquête bu ñu defee enquête procureur ci boppam day daanu day wàcc ministre de la justice Malick Sall day wàcc tudd na seeni tur nee na bu ñu defee enquête Bassirou Gueye procureur day wàcc Malick Sall ministre de la justice day wàcc mais du ñoom rek de am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw. ki nga xam ne nag moom bi dossier bi jógee ba taxaw nag ba ñu am li ñu bëgg ci Adji Sarr plan bi mu teg ak ñoom Adji Sarr daf leen a nax au début moom ak Maodo Malick moom ak Sidi Ahmed la woon la jarbaat de Maodo Malick Mbaye ñu dem ba ci biir ñu dugal ci Maodo Malick Mbaye Mamour Diallo ak benn inspecteur des impôts bu jege Boun Abdallah Dionne ñoom ñoo dugg ci dossier bi ñu yëkkati dossier bi jaarale ko ci Boun Abdallah Dionne Boun Abdallah Dionne yéegi ko ci Macky Sall après la Boun Abdallah Dionne nag jël dossier bi en main dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne moo ko piloté première phase bi Sidi Ahmed la ak Adji Sarr ci ay yàq fayda ay xamante ci ay anniversaire dem géej lakk ay jën maay maase Sonko abo kërëb dugg saa wax bi àgg ci Maodo Malick Mbaye ubbi ci Mamour Diallo wax ci ak dégg nga maam benn inspecteur des impôts boo xam ne pour l'instant du ma wax turam mais daañu ci àgg ñoom ñett ñu teg seen i deal affaire bi yéeg inspecteur des impôts boobu sax moo yéega affaire bi ci Boun Abdallah Dionne ndax moom ak Boun Abdallah Dionne comme mburoog soow Boun Abdallah Dionne ñu jël dossier bi nag léegi téye ko en main ñu dugal ci kii nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur Antoine ñàkk jom dugal ci jabaram di Dior Diagne
est-ce que yéen a ngi may déglu dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne moo koy piloté directement pour le compte de Macky Sall mooy wax ak ministre de la justice Malick Sall di ko jox ay ordre moo jox procureur ay ordre moom Boun Abdallah Dionne su paree rendre compte Macky Sall direct. kon ki ngeen ñàkkul woon a dégg yéen ci dossier bi yëpp tey ma wax leen ko mooy Boun Abdallah Dionne mooy kii piloté le dossier Adji Sarr pour le compte de Macky Sall ngeen xam ko bis na ko tey. Dior Diagne dafa am doole ci dossier bi jamono bi may wax ak yéen nii instant bi tey nii Adji Sarr mi ngi kër Dior Diagne depuis quelques jours. Adji Sarr désormais mi ngi kër Dior Diagne dañ ko jox Dior Diagne pour Dior Diagne formater Adji Sarr kër Dior Diagne nag am na champagne am na whisky am na drogue cocaïne am na lépp parce que drogue bu ñu nangu ci réew mi cocaïne ton yi ngeen di dégg yëpp waxoon naa leen fi ci live nag kër Dior Diagne lañ koy yóbbu fa lañ koy jaayee ñoo koy recycler di ko dugal ci ay këru docteur ay médecin parce que médecins yi am nañu ci seen serment ak ci seen métier mën nañu jël drogue di ko utiliser parce que yenn maladies des fois mën nañ leen droguer donc dans la médecine dafa am yenn médecins yi dañ leen mën a autoriser pour que ñuy utiliser drogue pour mën a faj yenn nit ñi nga xam ne dañu nekk en transe wala ñuy souffrir dañ leen di defal ay drogue pour ñu mën a bañ a souffrir donc drogue médecins yi am nañu des fois possibilité mën di manipuler drogue Sénégal nag dañ ciy abuser drogue bi ñuy jàpp ñu ngi ko recycler au niveau des cabinets médicaux ak les médecins ñoo koy jaayaat ay milliards la Dior Diagne mooy cerveau bi lañ dugal Adji Sarr léegi pour dugal ko ci mafia bi Dior Diagne formaté ko ci ak procès bi def ko mu nekk peegar di sniffer drogue di tux yamba di naan champagne whisky que Dior Diagne le temps que mu taxaw dañu bëgg dugal Adji Sarr dans une perversion dañu bëgg mu perverse dem ba am fit taxaw comme Dior Diagne moo tax Dior Diagne mi ngi formé Adji Sarr actuellement ci këram à Dakar fa la Adji Sarr nekk bu ngeen fa demoon léegi fekk ko fa mais këru Dior Diagne dañ ko blindé parce que Antoine Diome bi nga xam ne moo ko takk suuf moo jël ay force spéciale ñu encadré Dior Diagne en tant que avocat ñu jox ko ay forces spéciales mu nekk ci biir état bi di dugg ki génn moom Dior Diagne moom ak Boun Abdallah Dionne ñooy piloter le dossier parce que Dior Diagne Boun Abdallah Dionne ak Antoine Diome trio boobu ñooy gérer léegi dossier bi mais Boun Abdallah Dionne moo nekk ci kaw mooy joxe instruction yi moo rendre compte Macky Sall. bu leen kenn naxati kenn dootuñu nax dañu yor suñu télé ci poche bu leen déglu kenn lu fi xew dañ leen koy wax on a des patriotes partout ministère de l'intérieur présidence de la République partout on a des patriotes qui nous donnent des informations fiables. Dior Diagne c'est la femme la plus riche au Sénégal. Dior Diagne les femmes c'est la femme la plus riche au Sénégal après Marième Faye Sall. Dior Diagne moo ci gën a riche pourquoi parce que drogue bi ñu jàpp yamba bi lépp lu ñu jàpp ci réew mi ay tonnes de drogue cocaïne ñu ne wuy dañ koy lakk boo demee Mamel lakk nañ ko fii lakk ñu dara suukar lañ leen lakk wala ay poudre la ñuy taal jël drogue bi jaarale ko ci ginnaam indi ko Dior Diagne moo koy recycler au sein des médecins ñu recycler ko au sein de la mafia ñoom les gradés là ay Moussa Fall ñii ñooy couvrir les gangs ñu jaay drogue bi ñu jël seen xaalis. Nous sommes dans un état de narcotrafiquant de drogue c'est Dior Diagne qui est la tête et le cerveau mën naa leen wax lii bu ñu ma weddee nañ porter plainte xam nga Moustapha Cissé Lo taxawoon na fii ne dilkatu drogue yi ñu ngi ci biir état bi suñu ma weddee nañu ma porter plainte Moustapha Cissé Lo xam nga waxoon na ko fi kenn du ko porter plainte parce que xam na li xew nañ ko def nañ porter plainte suñu porter plainte capitaine Touré laay woo mu témoigner capitaine Touré mii biñ dàq nii buñ ma porter plainte capitaine Touré mooy nekk sama avocat nañ porter plainte 1500 dossiers la enquête de li nekk ci drogue bi buñ ne wallahi azim waaye nag du jàll ñi dañuy fontoo yàq réew mi sàcc suñu ay budget sàcc suñu alal trafiqué drogue bi yamba bi lépp ci réew mi jaay suuf si tout ça maa ngi dégg ñu naan dañuy génne lébu yi yóbbu leen xaw ma fan njas ndokk parce que lébu yi amuñu njariñ naan dañuy fal ay Abdoulaye Diouf Sarr ki ay Aliou Ndoye ñooñu nañ leen sànni ci àll ba loolu lañ mérité
léegi naa ñu génn naan nañu aéroport Dakar nañ leen jox seen wàll parce que seen suufi maam la woon ñoo ko joxe woon xaw ma ko bu ngeen amoon fulla am fayda tey da ngeen toog fii di yelwaan amu leen fulla yéen lébu yi bon am na suñu am fulla mais ñi leen représenté ay Abdoulaye Makhtar Diop c'est gougnafier de rien du tout ak l'imam Sambala bi nga xam ne c'est des imams soosaat dañuy soos for imam yoo xam ne foo leen fekk ñu ngi soos ñoom ñoo leen di représenté ñooy wax ci seen tur fépp leen yéen lébu yu di ñi fépp leen lépp luy faux billet Sénégal faux billet lépp luy trafic de drogue c'est Dior Diagne qui chapeaute ça moo tax Antoine Diome mi yor intérieur suñu sécurité publique dem jël ko deuxième femme toog taxaw jaaw ay milliards lañ yore faux billets yi nekk ci réew mi ñoom ñoo koy defar di accuser nit ñi c'est eux qui sont derrière ils ont les appareils pour fabriquer des faux billets en dollars en euros ñoom ci biir Dakar Macky Sall xam na ko ñu koy chapeauter il travaille avec les Libanais les médecins libanais et les commerçants libanais pour recycler les faux billets lii man maa leen ko wax centrale xam nañ ko section de recherche xam nañ ko DIC xam nañ loolu suuf si ñuy jaay di ko jaay waa DIC ñoo ko jaay le directeur de la DIC am na lu mat 40 hectares yu ñu ko jox Kër Massar mu di ko jaay gars yi nekk ci kaw ñoo ko sàcc jox ko suuf si en tant que directeur de la DIC moom mooy jaay suuf si moom lañu jël suuf si teg ko ci loxoom comme ça kenn du wax man danaa ko wax man jaay géej gi tubaab bi jaay suuf si drogue bi ñu jël recyclé waat yor ay milliards bu ñuy meeting jël ay cas duy ba mu fees 5000 par personne mu jaaxal leen c'est des milliards mais c'est rien du tout pour ñoom parce que dañu am machine buy defar ay faux billets di jaay drogue bi di jaay suuf si jaay lépp am ay cash bu dul jeex bu ñuy dem Fuuta dagale ay car ba mu fees du dara ci ñoom asaka la le capitaine Touré est en danger effectivement Fatima Diédhiou il faut maintenant ñu sécuriser capitaine Touré utal ko une sécurité rapprochée privée mais loolu yéen diaspora bi yéen a war a taxaw def ket ubbi benn ket rapidement bu am ay millions parce que capitaine Touré dafa war a dund capitaine Touré da li mu xam dafa bari capitaine Touré dafa war a bind livre comme ni ko Abdoul Aziz Ndaw colonel bindee ci Moussa Fall ki Tourian yooyu nga xam ne bant Casamance bois ba yëpp ñoo ko jaay bañ leen yóbbee Ziguinchor pour ñu sécuriser la zone li ñu fa nekk woon mooy trafic de bois di ko jaay chinois yi ay milliards lañ fa liggéey xaalis bi ñu fa doon jox drogue ak di def trafic de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau ay milliards lañ fa la xañ le capitaine Fall la le Moussa Fall la Macky Sall lu bon rek la bëggul lu baax ku baax ku mel ne Abdou Mbengue ku baax ku mel ne capitaine général Tine ku baax ku mel ne capitaine Touré Macky Sall bëggul lu baax ndax Iblis lay liggéeyal su ma déggee yéen sëriñ yi di wax waxi Macky Sall naan di ko ñaan yàlla bàyyi naa ko diw kër yéen xanaa Iblis ngeen di liggéeyal yéen sëriñ si ànd ak Macky Sall xanaa yéen seytaane ngeen di liggéeyal Macky Sall ku ko bëgg seytaane ngay liggéeyal loolu mooy li am loolu mooy li am Boun Abdallah Dionne Yakham Mbaye Maodo Malick Mbaye Dior Diagne Mamour Diallo ñii Macky Sall nag moo nekk ci kaw Boun Abdallah Dionne ci Macky lay tàmbalee Macky Sall Boun Abdallah Dionne Yakham Mbaye Maodo Malick Mbaye Dior Diagne Mamour Diallo Boun Abdallah Dionne Malick Sall ak Bassirou Gueye procureur de la République noté leen bu baax tur yi ñoom ñii enquête bi ñu def biir gendarmerie dafa révélé na ñii dañ leen war a entendre dans l'affaire Adji Sarr parce que ñoom neutre ñi ngi ci biir deal bi voilà les comploteurs bi ñu demee ba xam ne enquête du section de recherche bi sous capitaine Touré ça va mener à quoi ça va mener à entendre Boun Abdallah Dionne parce que keroog bi ñu def enquête bi ci biir section de recherche Dior Diagne mi ngi dugg biir section de recherche Dior Diagne di joxe ay instructions di simb di kaas di saaga di wax ak Boun Abdallah Dionne au téléphone direct Boun Abdallah Dionne di ko jox ay instructions mu dugg biir section de recherche pour jéem a influencer l'enquête pour que ñu mën a condamner Ndeye Khady Ndiaye bi nga xam ne moom tëj ko ci kaso bi ndax moo yàq seen deal mooy fen yañ doon fen pour bëgg ko teg ci kaw Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye dana du ci ànd taxaw lànk na dëgg lay wax ndax sama am samay doom te dañuy màgg ëllëg du ma wax lu dul loo xam ne bu ma tëddee sama bàmmeel mën a lay ak sama borom Dior Diagne saaga ndeyam yàq ko lu ne dooméram ji moo nar a yàq suñu deal Ousmane Sonko ñu nar a nangamtaan ndeyam ci kaso bi Ndeye Khady Ndiaye sa imbécile la taxaw di yàq suñu deal pour Boun Abdallah Dionne lay waxal de
Boun Abdallah Dionne ne ko wax naa ak procureur jox naa ko ay instruction nee naa nañ jël ndaw si tëj ko ci kaso bi alors que jamono boobu Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi koy déglu à titre de témoin dañ ko doon déglu rek en tant que témoin ku moom salon bi mais comme dafa bañ a ànd ak ñoom ci li ñu def ñu daal di koy accuser Bassirou Gueye jël benn daal di jël décision dégg nga maam daal di koy accuser ne day jaay ay jigéen day jaay ay caga day patati patata sosol ko ñu jox ko ci biir PV yi te PV yi ngeen gis ñu dugal ci ay photo yu bon yooyu ak naan Ndeye Khady Ndiaye dañ ko accuser day jaay jigéen loolu jógewul section de recherche capitaine Touré bindul loolu bi capitaine Touré bi nangoo enquête bi ci moom bi enquête bi demee ci procureur dafa ubbi enquête bi yokkaat ci loolu moom moo ko ci yokk photo yooyu ñu jox député yi procureur moo ko ci yokk Ndeye Khady Ndiaye day jaay ay cagaak xaw ma la ñoom procureur moo ko ci yokk loolu jógewul ci capitaine Touré jógewul section de recherche ñoom dañu falsifier PV yi dañ koo falsifier PV yi dañ koo soppi ngir bëgg a tuumaal Ndeye Khady Ndiaye pour mën ko téye mais lu fi loxo def loxo dina koy dindi parce que y a des patriotes même dans le bureau du procureur ci boppam secrétaire mi assistant mi chauffeur bi koy dawal ak sécurité bi nekk këram ak ñi koy garder ñoom ñëpp ay patriotes lañ loolu mooy seen problème Macky Sall ñi koy jox mu lekk procureur bi Macky Sall sécurité am chauffeur bi koy dawalal ñoom ñëpp ay patriotes lañ moo tax duñu réussir ils ne réussiront rien du tout lu ñuy mébét rek xanaa ñu bañ koo wax wala Macky Sall jóg doxal ko boppam moom kese waaye bu fekkente ne am na ñu mu koy sant daañu ciy jot ñun dañuy am information yi par force moo tax bi Maïmouna Ndour Faye tiimee Yakham Mbaye ne ko Yakham Mbaye ndax xam nga Adji Sarr mu ne ko xawma Adji Sarr mu ne ko te Yakham Mbaye jour bi Adji Sarr di génn kër Ndeye Khady Ndiaye dernier jour bi 4x4 bu ñuul bi taxawoon ci buntu koñ bi ba kee dugg ci Adji Sarr te ne woon ab Jakarta ko jël si ndekete 4x4 baa ngi taxaw 4x4 boobu Yakham Mbaye Dior ñoo nekkoon ci biir Yakham Mbaye ak Dior Diagne ñoo nekkoon ci biir Yakham Mbaye ak Dior Diagne nag c'est normal ñu ànd parce que ay tuxkatu yàmba lañu ay sniffer de drogue lañu ak ay naankatu champagne mën nañoo ànd Yakham Mbaye ak Dior Diagne ñoom ñoo bokk langue drogue yàmba sexe and money xaalis loolu mooy seen bëgg-bëgg Yakham Mbaye mii c'est normal bu nit ñi xëy di wut lu baax di dox lu baax di moytu lu yàlla tere bëgg lu baax di dund gu sell lekk lu lew fexe bay wax lu baax fexe ba suñu doom yi baax ñëpp baax ñoom yor nguur gi Macky Sall ak Yakham Mbaye ki Boun Abdallah Dionne ñoom bu ñu xëyee nekk ci lu bon nekk ci li Iblis bëgg ci la ñuy xëy guddeeg bëccëg li Iblis bëgg seytaane ci loolu la ñuy dox ñoom ko defee nag bu ñu demee ci kër sëriñ si di leen ñaanal waaw ñaanal koo xam ne seytaane lay liggéeyal day dee nga dee yéen ñaar ñëpp yàlla boxoñ leen tàbbal leen jahannama safara yéen ñaar ñëpp ndax Iblis ngeen di liggéeyal képp ku ñaanal Macky Sall rek Iblis ngay jàppale loolu moom bay ba ngeen xam ko sëriñ sépp laay waxal na ku koy ñaanal rek iblis ngay liggéeyloo yàlla amuloo baatin ndax boo amoon baatin di nga xam ne kii nitu seytaane la boo amoon baatin di nga xam ne xërëmkat la boo amoon baatin di nga xam ne féticheur la boo amoon baatin di nga xam ne amul tawxiid moom Macky Sall kon yow ak moom yéen a yem amu leen baatin yàlla leen taxañ tabb safara amul wax amul dem dikk lii ma leen wax mooy li am leneen lu leen fi waay wax day wër la génn Ahmed Aïdara nag moo tax may laaj bëgguma détaillé ci moom laa yem ay question laa koy posé ndax li capitaine Touré wax yëpp bi mu la seetsee génne nga lépp li nga ci ñàkk a génne lu tax génne wuloo ko tur yi ci nekk lan moo tax waxoo ko lu tax loolu mooy sama laaj mu bëgg ngeen partagé ko ba mu àgg fépp ku ko mën a dagg-daggat wala nga enregistré ko dugg ci biir WhatsApp yi mu dugg fépp Ahmed Aïdara laay interpellé bu Zik FM xawma Sen TV xawma sax man mais en tout cas ci kii bogaan yooyu la nekk di liggéey parce que tamit kenn du ñu nax kenn du dil ci suñu kaw di liggéey suñu kaw pour des coups de millions ak ay 4x4 ak ay terrain yu ñu lay jox la terrain jox la 4x4 jox la ay millions nga teg dil ci suñu dëgg bi ñuy xeex duñu ko nangu ak Ousmane Sonko bu ñu ko defoon dañuy gën a dal ci kawam li ñuy xeex ne bu ko Ousmane Sonko ne woon a jaay mais dañuy su boobaa lay gën a metti sax waxuntuma la ak ay Ahmed Aïdara ak ay keneen ak keneen du jàll ça ne passera pas lii mooy suñu sànni tàcc mooy suñu dernier yelwaan ñu di ko xeex ba taxaw fi yàlla dugal ko ci ngelaw li ñu ëpp ci sénégalais yi nooyu ko bu kenn ku ne gëm ko ñu paree pour dee am ay ñu tekkiwul dara bu ko vendanger bu ko jaay ça ne passera pas
Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On est extrêmement réseauté, on a un réseau. On a un réseau puissant de patriotes dans l'administration, partout, au niveau des frontières, dans l'armée, dans la police et la gendarmerie, au niveau de la haute administration, les inspecteurs des impôts, des finances, du trésor, les inspecteurs du travail, dans la Cour des comptes, au niveau de l'IGE, l'inspection générale d'État, au niveau de l'OFNAC, au niveau de la DIC, au niveau de la section de recherche, dans les aéroports, les ports, partout, on a des pions prépositionnés yoo xam ne lu xew ñu alerté ñu de façon discrète et confidentielle. Na leer ci seen bopp yi lu ngeen fi nas dañu ko nocc. Vous ne réussirez rien du tout à part dégager. Dégager, vous allez dégager, c'est imminent. On vous tient. Parce que Macky Sall ne parle plus à Marième Faye Sall. La famille de Macky Sall, Marième Faye Sall ak doomam taxawee nañ ne bàyyi nañ seen papa Macky Sall ñoom y a plus de famille, c'est terminé. Macky pilote tout seul. Il est seul maintenant. La famille takk nañ seen i bagages taxawee fële naa ci ñëw live spécial sur Marième Faye Sall et ses enfants. Elle s'occupe désormais de ses enfants nekkatul ci dara ci Macky Sall. Elle voulait démissionner moom dafa bëggoon a sax tas Marième Faye Sall mais suñu loi réew mi mayu ko mu tas mënut a tas ndax bu tasee dañ koy tëj mais moom tey bu ma mënoon tas day tas mais loi réew mi moo ko mayul mu tas moom Marième Faye Sall naa ci dikk. Macky est seul, il est fini. kon lii mooy li ma amoon di ko wax tey principalement ci Ahmed Aïdara lan la def ci dossier bi nga xam ne moom la ko capitaine Touré waxoon ci ay révélation ay tur yu mu waroon a génn ak yu bëree bëri Ahmed Aïdara am lu mu génne am lu mu génnewul lu tax mu def loolu lan la ci jublu ak lan la seq ak waa nguur gi ba am ay tur yoo xam ne nanguwu ko génne ci dossier bi moom Ahmed Aïdara muy ab laaj bu ma koy laaj à quoi il joue. Non, il faut laisser Ahmed Aïdara. Pourquoi on le laisse? Ahmed Aïdara, c'est un prophète. Ahmed Aïdara, est-ce que c'est un prophète? On lui pose des questions. Je sais ce quoi. On lui pose des questions. Nit ñëw wax la ne la dama bëgg wax lii ak lii ak lii bëgg sénégalais yi xam comme yow waxukaay nga fi lay ñëpp di jooyee pour wax ma ñëw wax la li ma la wax yëpp pour nga génne ko nga dagg ko am loo génne am loo téye ma di ko laaj nga ne ma il faut le laisser. Pourquoi? Yow tu cautionnes l'injustice. Sissoko, tu cautionnes l'injustice. Affaire de n'affaire ngay cautionner. Non mais Ahmed est véridique. J'ai pas dit le contraire. Peut-être qu'il est véridique. Mais quand on est véridique, on ne saucissonne pas. Bon véridique, bon deggo, do jël ay wax di dag di xol loy génné ak lo dul génné. Ki véridique moy capitaine Touré bi ñëw wax lépp. Kon Ahmed suñ ko joxé lépp dafa wone tek lépp, lutax tegul lépp. Ahmed est véridique. La nga tuddee véridique ma ñëw ne la waxal ma lii nga seet ca wax ja la la ca neex nga génne ko la la ca naqari wala la nga xam ne yow xëy na information bu mag la mën nga cee def lu la neex nga téye ko loo ca def loolu mooy véridique Sissoko dama lay laaj Sénégal nag kenn mënu ko xeexal ndax koo ci laal rek am na ay booyam yu nekk ci ginnaaw wala moom ci boppam mu yor faux compte am nekk ci ginnaaw di ko jéem a défendre parce que par parloo moo yàq réew man faruma kenn dëgg rek ñu ko bu fi di protéger kenn bu ko Ousmane Sonko defoon tey maa njëkk a laaj keroog ba ñu xeexee ba war a daaneel Macky Sall mu taxaw na nag bu ko génn ci palais bi maa njëkk a génn dal ci ko Ousmane Sonko pourquoi mu ñu arrêté dafa jaay suñu xeex Ousmane Sonko parce que xeexuñu woon pour mu génn prison moom dañ doon xeex pour Macky Sall daanu mu génn kaso toog këram ne nañu bàyyi bu ko génn ci palais bi mais na moom lañ doon xeexal dama dal ci kaw Ousmane Sonko keroog ànduma ak moom dem lañ sama live ngeen déglu ko man xeexuma pour Ousmane Sonko damay xeex pour Macky Sall jóge fi voilà moo tax keroog ba mu ne nañu bàyyi xeex bi buñ ko génne ci palais bi parce que Sénégal yi kër ma dal ci kaw Ousmane Sonko tey l'histoire nous donne raison donc après bi mu expliquer je me suis renseigné bon ànd naa ak moom xëy na parce que voilà bu ñu déstabiliser réew mi il faut que ñu nekk ay républicain parce que voilà coup d'état moom Ousmane Sonko ëllëg mën na nekk président ñu coup d'état ko xëy na loolu lay xalaat comme moom il aspire à diriger ce pays bëggul ñu wàcce Macky Sall ci coup d'état wala forcing wala rébellion bu ëllëgee moom bu nekkee président tamit du ko bëgg xëy na loolu la xalaat moo tax mu ne non buñ ko génne moom c'est sa position mais man c'est pas ma position parce que man j'aspire pas à diriger ce Sénégal man j'ai pas cette intention pour le moment j'en ai pas donc man na Macky Sall wàcc moom laa gisoon mais moom gisewu ko noonu donc je respecte son choix donte bi mu ko waxee ànduma ak moom dama génn live dal ci kaw moom Ousmane Sonko waaw ku dal ci kaw Ousmane Sonko nga naan ko il faut laisser Ahmed Aïdara mooy kan fu mu toj
su waxee lu ñuy ànd loo xam ne dëgg la jariñu askan dañuy applaudir ànd ak moom mais su xëyee wax leneen loo xam ne dafay lor askan dañuy gën dal ci kawam nit booy ànd da ngay ànd ak moom ci dëgg par parloo moo yàq réew mi bàyyi leen di par parloo bàyyi leen di par parloo Sissoko ku nekk koo faral rek man diw laa faral rek lu mu mënti def baax na boo kenn tudd lii moo yàq réew mi lii moo yàq Sénégal par parloo Ousmane Sonko laa àndal lu mu def baax na Macky Sall laa àndal lu mu def baax na Ahmed Aïdara laa àndal lu mu def baax na nii ngeen bëgg a tabaxee Sénégal c'est comme ça que vous voulez construire ce pays mais il faut arrêter arrêter kon Ahmed Aïdara nous doit des explications li mu téye ci interview capitaine Touré bi na ko génne parce que on a sacrifié capitaine Touré mu wax ay waxam wax ji lépp war a génne sénégalais war a xam ba bu ëllëgee bu ñu ko sanctionné ñu xam ne lii moo tax ñu sanctionné ko parce que lii mu wax moo tax ñu sanctionné ko ñu jël wax ji am lu ñu ci dagg yóbbul ko Macky Sall mu déglu ko ba xam ne kii daf ko dara liquidé mu dàqalu ko te sénégalais yi xamuñu lu tax Macky Sall dàqalu ko boo ko doon ki tax ñu dàqalu ko mooy wax ji mu wax def ko ci Ahmed Aïdara te wax ji lépp génnul yéen déggu leen lépp parce que dossier Adji Sarr bi jeex na capitaine Touré li mu wax ci Ahmed Aïdara loolu dafa loolu tëj na loolu wax jooju bu génnoon Ousmane Sonko dañ koy delloo passeport bu ñibbi capitaine Touré li mu wax yëpp su ko Ahmed Aïdara tegoon Ousmane Sonko dañ koy delloo passeport am moo tax dossier bi kenn nangu ko jël dossier Adji Sarr bi kan moo ko yore ban juge lañ ko jox actuellement xam ngeen ban juge lañ jox dossier bi duñ ko jox benn juge dañ koy teg foofu parce que laax bu tàng la dara newu ci capitaine Touré yàq na seen dil du sotti Ahmed Aïdara au lieu que mu jouer du côté des citoyens du côté des sénégalais yi xeex ngir dëgg sonn nekk ca banlieue ba mu dëkk Guédiawaye naan dafaa bëgg maire yi ña fa nekk coono bañ fa nekkee ñoo ñuy xeex ngir dëgg taxaw Ahmed Aïdara au lieu que mu ànd ci loolu mu am ay information yu muy téye pourquoi mu koy téye je l'accuse pas je l'interpelle accusé wu ma ko de dama koy interpeller di ko poser ay questions pourquoi information lu tax génnewul lépp li mu téye pourquoi mu téye ko kan la ci waxal lan la seq ak waa état ba mën a téye yenn information yi nga xam ne ñim tur yooyu dañoo impliqué wu ci dossier Adji Sarr bi lu tax mu téye ko Ahmed Aïdara non des médias ça c'est Bougane naa ci ñëw live spécial naa ñëw ci Bougane 4x4 yi mu jënd les 4x4 ngan di 4x4 yooyu mu dem Fouta naan day toppi Macky Sall Bougane nañu wax 4x4 yooyu naka la ko amee kan moo ko jaay ak kan moo fay 4x4 yooyu moom Bougane oto yi mu yore ak xaalis bi mu distribué nan Bougane nañu wax fan la ko jëlee moom Bougane Gueye Dany nañu wax loolu moom Bougane c'est une question que je lui pose aussi entre parenthèses mais dinaa ci ñëwaat de façon plus large ñu ngi ciy enquête di jóg di wax di kërë di wane na ci opposition bi nga bokk di nax nit ñi fekk Macky Sall ngay liggéey Macky moo lay financé pour disperser nos forces pour distraire l'opposition pour tas la voix de l'opposition bi war a ànd nekk bloc nga tas ko ñëw dugg ci seen biir na ci nga bokk te bokk ci Macky moo lay financé mooy jënd 4x4 yi mooy def lépp nga nekk ci biir naan damay tibb tànk Macky Sall te yow boo ko tibbee da nga koy lekk parce que Macky moo lay jox nga dund tibb tànk bi ngay tibb tànk pour lekk ko la ngeen ànd teg seen i dil parce que ci Macky Sall la gën a soxla nekkul ki ànd ak moom Macky bu ngeen xoolee ñi ànd ak moom ñëpp du leen jox dara amuñu képp ko ànd ak Macky Sall amoo dara Macky soo bëggee am ci moom dara doo ànd ak moom da nga koy jouer rôle top mooy lan nekk ci biir opposition ba di wane ne opposition bi nga bokk di ko jox ay information Macky ñooñu mën na leen a fay ay milliards te ñooñu la soxla daf ci am ci biir opposition bi ñoo xam ne bëgguñu ministre bëgguñu nekk état bëgguñu jege Macky Sall bëgguñu am benn fonction dañuy taxaw seen parti di yëngatu kërëb kërëb naan ci opposition bi lañ bokk bu ñu xëyee di saaga Macky Sall tous les jours di encaisser ay milliards ci suuf fekk ñoom ñoo teg rôle boobu pour diviser opposition bi daan ci ñëw di sekk ko ba mu leer seen bopp yi moytu leen de réew mi da nga fay mën a nekk yor fi média am taxawaay boo fi taxaw ak li nekk ci ay impôt li nekk ci ay redevance lu nekk ci yu baree bari nga xam ne ci loxo état la nekk nga xëy ne da ngay xeex état te yow rëquñu sa ndigg dañu koy rëq bu ñu rëqul sa ndigg rek c'est parce que yàq état yéenay liggéey da ngeen di nax nit ñi Sénégalais yi ouvrez vos yeux Bougane Gueye Dany travaille pour Macky Sall Bougane Gueye Dany benn mission la am mooy faagaagal Ousmane Sonko te Macky Sall moo nekk ci ginnaaw na leer na leer Ousmane Sonko moo ko tee nelaw Bougane Gueye Dany Macky Sall moo koy financé moo nekk ci ginnaaw
mu jël nag benn écran benn camouflage naxee leen ko yéen sénégalais yi mooy damay xeex Macky Sall bu xëyee di nekk ci Macky Sall di ko yàq lu ne bu Macky Sall jaaree fii mu jaar fee Macky Sall tourné mooy damay tibb tànk Macky Sall 4x4 yi Bougane Gueye daani yore di ko dawal ak alal ji nekk ci ginnaaw nañu wax moom Bougane Gueye daani fan la jëlee boobu xaalis nañu ko wax ak Bougane Gueye daani lan nga seq ak Mahmoud Saleh le directeur de cabinet du président Macky Sall Bougane Gueye daani wax ñu du woon objet bi mais dinaa ci ñëwaat foofu laay yem di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di wax nga partagé ko ba mu dugg fépp nit ñi Sénégalais dañu war a xam li xew naxaate bi dafa war a doy naxaate bi dafa war a doy Bougane Gueye moom Macky Sall benn lañu Bougane Gueye travaille pour Macky Sall lii man maa leen ko wax benn chaîne de télévision moo fi nekk di xeex Macky Sall muy Walfadjri te Walfadjri sax a mis de l'eau dans son vin Cheikh Tidiane Niass bi koy diriger xale la tey bëggul ñuy tëj Walfadjri moo tax muy négocier ak Macky donte ñu ngi def ay effort mais Walfadjri bi ngeen xamoon Sidy Lamine Niass bokkul Walfadjri taj bi de moom moo ci xaw a dese di kus néew te dañ ko bàyyi muy jóge ko daanu cuuj bi jàng dox mais Bougane travaille pour Macky Sall li ngeen di dégg des médias yi ñi koy wax yëpp c'est un camouflage mais c'est pour diviser l'opposition le moment venu il faut savoir avec qui aller aux élections Sénégalais yi nañu xam ne Bougane Gueye Dany kuy ànd ak moom Macky Sall nga àndal na leer sa bopp yi Sénégalais yi yéen waa Ndar rek fi mu jaar ak Matam ak fépp fu Bougane dem di wax ku jafandu ci Bougane Gueye ndax lam lay compal ak lam lay wax ak ay waxam yu neex ak xaalis bi mu lay jox Macky Sall ngay dooleel na leer seen bopp yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye di leen wax salaamaaleykum ba fan yi incha allah jërë leen jëf